157 500 milliards de francs CFA 157 500 milliards. téeméeri junni. ak juróom fukk ak juróom-ñaar. ak juróom fukk ak juróom-ñaar. ci ay junni. ci ay junni. ci milliards. loolu daal loolu bari na trop. loolu bari na trop. waaye du dara ci yàlla. loolu la ñu yàlla may. waaw gannaaw bi ñu yàlla mayee lii lan la ci Macky Sall def. lan la ci Macky Sall def fi mu toll nii. loolu lañ leen bëgg a faram-fàcceel. Macky Sall bi ñu yàlla mayee lii ba noppi ci version wolof bi mun naa tëb historique bi yëpp fi ñu jaar njëkkoon ko jox ay sud africain nangu ko ci ñoom ñu dem porter plainte ñu ne nañ leen fay 400 milliards Sénégal di ko fay président Blay joxaat ko indien yi ñooñu def ñu war a def ñun Sénégal ñu yóbbu leen tribunal Paris ne ñun ñoo am dëgg ñu war ñoo fay 250 milliards Macky Sall ñëw leen jox lañu 75 milliards rek doy na ma sëkk waaw 75 milliards rek ñun bëgguñu dara comme Sénégal nag dañoo war a ni bëgguñu dara ba tey ñu ñëwaat Macky Sall ne da koy jox benn kuréelu benn société wu Turquie bu tudd Tosyali dama ne Alaaji Macky Sall sañul lii xanaa insomnie laa am lan la Macky Sall def Macky Sall le 9 octobre 2018 ñeenti weer balaa ñuy def élection présidentielle xam nga président bu normal bu ñu demee ba mu des ay weer ci élection am na yenn contrat yoo xam ne waroo ko signé di engagé réew mi parce que mën na am doo continuer te li ñu daloon ci Petro-Tim loolu la ndax président Abdoulaye Wade dafa signé dañu signé contrat bi jotu la yeggali décret bi nguuram daanu Macky Sall ñëw te ñëpp nañu war a xam ne nag décret bi rek mooy jox àq yi mooy joxe droit yi mu ñëw ñu ne ko lii baaxul IG ne ko lii baaxul bu ko joxe Franck Timis comme saay-saay la te muus na mu dem faxas Aliou Sall ne ko yow laa def sama gérant société Aliou Sall dem gis mag ji ne ko signal ma waaye comme suñuy dëgmal élection nag ñoom dañuy soxla koppar ndax seen politique yëpp koppar la lu may def ba jënd nit ñi moo tax ñu dem signé yu mel nii le 9 octobre ñoom ñoo dem fekki Turquie Ankara Istanbul ba ñu demee signé diggante ku ñuy wax Fuat Tosyali moom moo représenté entreprise Tosyali Holding ak ki ñuy wax madame Sophie Gladima nga xam ne moom mooy suñu ministre bu ñu dénk lépp lu jëm ci mine yi ba ñu signé ñu ne lan mooy cëslaayu contrat bi ñu ne contrat bi ñaar la benn mooy ñooñu dinañu ñëw am fii Bargny ñu def fi benn usine boo xam ne day transformer fer bi ñaareel bi mooy dinañ leen jox suñu fer bi suñu weñ gi nekk fële ci Falémé bi loolu mooy ci say contrat bi ñu ne léegi ñaari phase day doon waaye boo dajalee seen investissement ñoom ñëpp ci gàttal ci franc CFA day doon 500 milliards de francs CFA première phase bi 60 milliards la deuxième phase bi 450 milliards ñaari boo ko booree muy 510 milliards de francs CFA moom la société Tosyali boobu war a ñëw investir Sénégal investissement boobu tuuti na trop ci li ñu war a jox Tosyali dinaa ci dellu si tuuti na trop boo koy méngale ak 2006 bi président Abdoulaye Wade di jox ArcelorMittal li mu demandé woon ArcelorMittal ñu nangu ko mooy 1100 milliards la ArcelorMittal waroon investir fii mooy deux fois plus waaye yemul ci loolu ArcelorMittal dafa waroon tabax ab raay buy jógee booru Tambacounda ba egsi Dakar 750 kilomètres de rail
waaye ci contrat bi Macky Sall signé Sénégal mooy tabaxal Turquie raay bi barki yàlla ñi ñoo bon lii boo koy gis sa xol day jóg. bokk na ci Ablaye demandé woon Turquie yooyu ba tey wala indien yooyu mooy ñoom dañu waroon tabax benn port fii booru Dakar booru Sendou port minéral yi ñii nag dañ leen ne Sénégal moo leen di defaraat moo leen di jox port bi te yéen ñëpp da ngeen xam ni port minéral yi tabax nañ ko ba pare ci financement américain. ñoom dañoo ñëw pour ñu installer seen usine sidérurgie dañ leen jox 100 hectares ci wetu port minéralier bi mooy ñun ñoo tabax suñu port waaye ñoom ñoo ciy bénéficié wu. bokk na ci engagement yi mooy aciérie bi nga xam ne waroon na ko tabax loolu rek nga gis ci contrat bi donc investissement bi tuuti na trop Sénégal dañuy caaxaan. léegi pour investissement 510 milliards lan la Sénégal di jox Turquie loolu laa leen di faram-fàcceel ci lu gàtt bu njëkk bi mooy nee nañu Turquie gouvernement Sénégal dina leen jox benn yoon boo xam ne ñoom rek ko moom li ñuy wax couloir vert ñoom waruñoo tardé waruñoo taxaw suñu ñëwee dañoo war a mën a dédouaner rapidement dañ leen di defaral benn couloir boo xam ne ñoom rek ko moom. beneen entreprise amu ci droit beneen sénégalais amu ci droit ñaareel bi ñu ne dinañ leen may dinañu toog fukki at ci Sénégal fukki at yoo xam ne duñu fay fukki dërëm ci l'impôt fukki at Turquie dañ ko fi toog di exploiter suñu fer di génne di jaay di am ay milliards te duñu fay fukki dërëm ci l'impôt ci Sénégal. te ma fàttali ne amul benn texte de loi ci Sénégal bu may ñu mun a exonérer benn entreprise fukki at yemul ci loolu du ci impôt yëpp la impôt sur les sociétés ak taxe sur l'activité professionnelle yëpp lañu leen exonérer ñu tegal ci ne nguur gi nee na walla moom ci taxe yi nga xam ne entreprise bi da ko war a supporter ci lépp lu muy jënd ci courant wala ci gaz wala ci ndox nguur gi may na ko entreprise bi du ko fay Sénégal mu neeti nguuru Sénégal jël na engagement ni li entreprise bi waroon fay ci sécurité sociale pour employé mi état du Sénégal moo koy fay entreprise bi du fay mu ne état du Sénégal it jël na engagement ni entreprise bi may nañ ko 50% mooy xaaju ñi war a liggéey foofu mën na ko dem jëli Turquie andi ko loolu mooy lépp lu fay cadre ak nangam-nangam bu benn Sénégalais yaakaar nañ ko fa jël suñu soxlee nag ay gaskat wala yu mel noonu xam naa dañ jël ay Sénégalais ñu ne ci may nañ ko moom Turc bi entreprise bi ni état du Sénégal da koy jox li ñuy wax prime de frais d'exportation mooy suy exporter état bi dina dugal loxoom ci gafakaam jàppale ko pour mun a exporter xam nga li may tudd nii yëpp amul benn entreprise sénégalaise bu ñu ko may amul benn entreprise sénégalaise bu ñu may sax lu xaaju lii amul ci Sénégal ñu neet yi dinañ ko may moom lépp lu mu war a fay ci port bi mu am ko à un prix préférentiel mooy li nit ñi di fay moom du ko fay dañ ko koy wàññi defaraat ko ba du fay lu cher ñu neeti ba léegi ci accord bi moom dinañ ko jox exclusivité benn licence boo xam ne lépp luy récupérer ferraille bi ci Sénégal moom moo ko moom léegi may wax suñu ferrailleurs yi vos jours sont comptés bu yóbboo ngeen xam ni léegi dootu leen for ferraille suñu entreprise yi nga xam ne ñi ngi commencé judd ci domaine sidérurgie je crois que am nañ ci ñett ba ñeent yoo xam ne ñi ngi góorgóorlu di commencé di defar fii di truc yéen ñëpp takk leen seen i bagages bu yóbboo ngeen xam ni vous allez mettre la clé sous le paillasson li ñuy wax
ñu ne tamit nañ ko defaral moom benn administration spéciale benn comité de pilotage ba nga xam ne lu mu soxla ci administration rek danaan nii rek ñu ne ko gongo du taxaw du ran amul problème. ñu neeti li mu war a def pour jëlee courant bi ak ndox bi ak leneen ak leneen yóbbu ko ci ay usine am état bi moo koy fay état du Sénégal moo koy fay ak suñu lempo. wax naa léegi ni lépp luy nuñ koy woowee raay lépp luy raay lépp luy tali yi ñu war a tabax moo xam fii ci biir fi ñu leen jox 100 hectares yi wala liy jógee foofu dem ba Tambacounda et ñun ñoo koy tabax ñun Sénégal su may wax état du Sénégal nag dama bëgg nit ñi xam ni su ma nee état du Sénégal mooy ñun état du Sénégal du Macky Sall. Macky Sall man li ma leen mën a wax mooy yow mi journaliste di ngay contribuer ci impôt Macky Sall du ko contribuer parce que moom de caisse noire ak yooyu lañ ko jox dañ koy jëndal rek andi yow au moins ci sa salaire ngay fay boo demee jënd diwlin fay nga TVA boo demee fay facture courant fay nga TVA Macky Sall fay yooyu Amérique nag bi mu am kër ma ngi fay impôt mais fii fay fi dara donc su ma nee état du Sénégal bu gars yi toog naan état mooy Macky Sall ak gouvernement état mooy ñun su ñu nee état du Sénégal mooy fay bi li ma bëgg ngeen xam mooy suñu lempo moo koy fay mooy ñun ñoo koy fay ñu delloo si ne léegi société bi sociale yi dafay dem lebi xaalis première phase bi 60 milliards la démb rek wax naa ay sources bancaires ñu ne ma Turquie ñi ngi fii actuellement wër nañu banque Sénégal yépp ne leen dañoo bëgg ñu lebal leen 50 milliards waaye dañ leen lebal sax 500 milliards xam nga ndax la parce que benn état du Sénégal nee na man Ousmane Sonko ak yow Guy Marius Sagna ak baykat bi nekk fële di xaar taw bi boobu ba léegi ak chauffeur taxi bi ñun ñooy garantir prêt bi mooy su entreprise bi lebee ñun ñoo koy garantir ak suñu lempo bu njëkk bi mooy ñun ñooy fay intérêt yi xam nga soo lebee banque day teg intérêt yooyu ñun ñoo koy fay banque bi du ko fay entreprise bi du ko fay mu ne it ñaareel bi mooy bu demee ba entreprise turque bi mënatul fay ñun ñoo garantir su ma nee ñun dama ne la mooy man Ousmane Sonko yow Yacine Fall Mbour Guédé mii toog ak nappkat bi ne fële ñun ñooy fay su Turquie demoon ba ne mënatuñu fay ñoo ngi ñibbi ñun ñooy fay waaw loolu koo ko defal banque bu mu dem mu jox ko li mu bëgg lii musiba la man dama xamul Macky Sall ndax dafa gëlëm wala bopp bi dafa log-log man xam lan mooy problème c'est très grave ba tax nee nañu tam foofu lay daanele état du Sénégal moom dina fexe ba Turquie du ñu am concurrent fii Sénégal mooy ñoom ñooy wër di xool kat mooy def ferraille ndax respecté na normes yi bu respecté na normes yi ñu tëj ko ak yeneen yu mel noonu gis nga lii du guleet parce que tey soo wax naa leen léegi yéen ay journalistes yi ngeen su ngeen génnee léegi wala fi ngeen toog seen téléphone dugal leen rek social yi Algérie di ngeen gis ay articles yu bëri yu ci wax dëkk bi métti na méttiwaay boo xam ne gars yi ne nañ tabaski bi am loolu xar ay su xar ñëwoon kan moo koy jënd li may wax ni amul benn sénégalais bu ko mën a wet dëkk bi métti na ndóol na ñu nangu ñii toog suñu kaw rek toog suñu diggu bopp dañu def lu ne askan wu nangu noonu nag bu fi kenn tudd yàlla de ku fi tudd yàlla tooñ na ko yàlla jox nañu ba noppi pare na ci buñ ko nangoo nañu jàpp ni lu ñu dal mérité nañ ko rawatina nag ndaw ñi ñun lii lañu lii lañ leen mënal bu desee bu lii weesoo nag kenn ku nekk sénégalais yi na xam ni responsabilité personnelle am sa engagé suñu leen woowee génn leen c'est extrêmement important xam ngeen ndax lan parce que lii weesoogul ñu wañ loxo Macky Sall mu dellu gannaaw
weesoogul de parce que ci fànn wi dañuy njëkk a signé li ñuy wax protocole d'accord moom la ñuy wax MOU buñ ko signé ba noppi moom la ñu signé bu dañuy signé deuxième document bu ñuy wax convention entre l'État du Sénégal ak Tosyali yi bu ñu paree loolu Macky Sall doog a signé décret d'approbation décret boobu moo mun a tax ñu ne droit yi nga xam ne Sénégal jox na ko ni c'est des droits définitifs comme nag eggaguñu foofu la ñu daloon ci mbirum gaz bi ak ci mbirum pétrole bi toog ba Macky Sall signé Petro-Tim ba nga xam ne mbir mi wéy na ñu bàyyi ba jaan gi romb ñu topp ci watit gi di yóoxoog di dàq di dóor lii mën nañ koo xeex ba Macky Sall dellu mais loolu day supposé benn mbir mooy sénégalais bu ne na ko def affaire am bu ñu nee génn leen su 1 million de sénégalais yi génnee Macky Sall du signé décret bi waaye bu ñu nee génn leen Guy Marius Sagna génn ñu yenn ko taxañ yóbbu presse bi titre Guy Marius Sagna encore arrêté mu mel ni mbir mi mbirum Guy Marius Sagna la wax askan woowu kañ lay dem ndaw ñooñu peuple sénégalais bi taximan beeg photographe beeg journaliste beeg mareyeur beeg ñépp laa wax su ngeen sàgganee ba lii Macky Sall signé ko mu dem bu fi kenn jooytootu nañu toog jàpp yàlla jàpp suñu njàmbur kenn ku nekk nag dem seet noo tojee sa bopp jana weesagul su ñu nee xeex jot na na nit ñi génn xeex ngir l'intérêt général